salaamaaleykum yéen sunu mbokk yi ñuy seetaan ñun la Boubacar Niang di syndicaliste fii ci Italie ci Padova ñu koy wax Pado ci tubaab ñoo fi dellusi woon tey ci seen émission loi et règlement pour waxtaan ak yéen ci ay tomb comme ni ñu ko baaxoo di ko defee ndax boo nekkee ci àll di fa wut yaa xam-xam wala teraanga xam na nga fay nekkee ba mën a aar sa bopp aar sa am-am ak sa xam-xam am na solo lool bokk na ci li tax ñuy faral di def émission bi ngir waxtaan ak yéen pour indi ay leeral ci règlement yi nga xamante ni ñoo ñu tënk fii dinañuy faral di ubbi dinañ ubbi téléphone bi incha allah dañ ko ubbi yéen a ngi noonu di gis numéro bi pour koo xamante ne am na lu muy laaj loo xam ci immigration la donte bokkul ci thème bi nga xamante ni tey dañ koy wax. buñ ci amee tontu ci saa si dinañ ci tontu buñ ci amul tontu dinañ bind laaj bi bu ñu delsee ci balaa ñuy tàmbali beneen émission incha allah ñu indi ci ay leeral parce que dañu baaxoo di joxe tontu yoo xamante ni nit ki bu la doyloo ba laaj la rek boo koy wax rek war nga kaa wax lu la wér kon lépp loo xamante ni wéruñu pour ñu tontu ko ci saa si dinañ ko bind bu ñu delsee indi tontu bi incha allah. tey ñu fas yéene woon waxtaan ak yéen ci ñaari tomb muy maanaam lavoro e pensione liggéey ak retraite ndax bokk na ci aussi thème yi nga xamante ni bari na lu ko gars yi di laaj ak di ko solliciter ndax effectivement bi ñuy génn liggéey lañ doon wut si waaye ku nekk ci dëkk di liggéey wala fa nga dëkk sax ay ati at war ngaa commencer bàyyi xel ni mag day ñëw te am nga fa xam ba fa tolloo war ngaa mën a toog dallu la nga daan verser nga ci am lu ñu lay delloo pour nga mën cee dund kon tey ci lavoro ak pensione lañ bëgg waxtaan ak yéen waaye balaa ñuy dugg ci thème boobu dañu bëgg indi tuuti ay tontu ci laaj yu ñu fi laajoon ci bii passé te jotuñu ci tontu benn bi mooy bokkoon na ci ñu laajoon ñu ndax dafa am accord bu Sénégal signé ak Italie xëy na bi ñu koy laaj ñi ngi foogoon sax ci accord bilatéral la ñuy wax ndax bokk na ci li ñuy xeex ak lu ñu bëgg suñu réew defal ñu ko xëy na bu ñu ko temps bi mais dinañ ci dugg tuuti pour indi ci ay leeral lu tax thème accord bilatéral am importance accord boobu amul am na lu Sénégal signé ak Italie yàggul dara dëgg la mais mi ngi jëm ci mbirum asile politique yi à travers ministre bi nga xam moo ngànk immigré yi signé na ak Italie accord bu wane ni Sénégal nekkul ci guerre kon koo xamante ni ci ñi fiy ñëw ci gaal yi wala ñi fi mujjee ñëw dañ fi ñëw déclarer asile politique ci yu mën a demee noonu ñoom xamal nañ ni loolu amul te pare nañ pour collaborer pour fournir ay kayit pour kookee ñu mën ko delloo ci Sénégal ndax nekkuñ ci dëkk buy guerre liñ ciy dolli rek mooy kon xëy na képp ku fi ñëw demander asile politique mën nga cee am jafe-jafe ndax accord boobu mais nag am na yoo mën a demander te kooku maanaam accord bi du la indil benn gàllankoor ndax par exemple protection humanitaire bi nga xamante ni nit ki fa mu dëkk dañ ko menacé de mort mu daw bu déclaré histoire bi firnde ko loi daf ne nañ ko jox kayit ndax koo xamante ni fa mu jógee bu fa delloo ñu faat bakkanam dañ ko war a aar koo xamante ni bokk na ci ay jigéen ñoo xamante ni dañ leen di teg naka sudul noonu ci village yi ñu dëkk ci Sénégal wala ci Afrique ñu daw mën koo firnde protection dana tax ñu jox leen séjour kon am na ci anam yoo xamante ni ñi doog a ñëw buñ ci defee déclaration ci lañ ëpp possibilité ñu mën a am séjour mais lu jëm ci wàllu asile politique malheureusement nekk ñu ci guerre mais aussi malheureusement parce que léeg-léeg aussi pexe du jeex pour nit ki mën a am séjour pour mën a toog daan dooleem comme yegsi na mais suñu gouvernement signé na ni ñu nekkuñu ci guerre kon képp ku demandé séjour ci yu demee noonu jox na accord am pour ñu refuser ko beneen bi ci des mooy dafa am ñu fi doon laaj ci familiare a seguito bii passé parce que dañ doon waxtaan ci mbirum ricongiumento familiare am na ku ñu fi woo sax ni dafa dem ci benn syndicat ñu ne ko familiare a seguito amatul ma koy xamal ni ko familiare seguito jógewu fi ndax moo lëkkaloog li ñuy wax ricongiumento familiare ñu koy wax regroupement familial pourquoi ñoo lëkkaloo parce que immigré bi fi nekk am séjour di liggéey bu bëggee indi soxnaam wala borom këram wala doomam ci loi boobu la koy jaare bi ñuy wax regroupement familial kon loi boobu tout le temps dafay nekk
définir conditions yi nga xamante ni yow mën nga moom nga war a mën a indee sa njaboot. immigré bi bu demee ba nekk italien parce que am na cittadinanza maanaam nationalité dootul def regroupement familial tuddatul noonu parce que bokkatul ci pàcc bay def loolu dootul immigré yorul permesso di soggiorno. familiare a seguito lay def familiare a seguito jógewu fi kon soxna soos ñu woowoon dañu laaj loolu ñu ngi koy wax ni ko loolu jógewu fi ki am nationalité moo ko mën a def boo amee séjour di fi liggéey sa soxna nga fi mën a indi wala sa borom kër wala sa doom bu amagul fukki at ak juróom-ñett ñoom nga fi mën a indi parce que permesso nga yor di soggiorno boo xasee ba am cittadinanza mën nga indi sa doom mën nga indi sa rakk mën nga indi sa papa mën nga indi sa yaay mën nga indi sa soxna kon gën na yaatu ba pare sa doom donte weesu na 18 ans àgg na 30 ans am nga droit indi ko kon dafay changer lu bari sa frère boobu wala sa sœur bi nga bëgg indi moom la ñuy wax familiare a seguito kooku loi la boo xamante ni daf fi am nga droit dem déposer ko ñu wax la këyit yi ñuy laaj ak conditions yi mu dem déposer visa bi au lieu nga déposer préfecture ñu jox la nullation nga dem bi directement ambassade nga koy déposer ñu jox ko visa boo xamante ni bu ñëwee effectivement fii dañ koy jox séjour ñaaree bu ñëwee séjour 2 ans lañ koy jox parce que mi ngi doog a ñëw bokk na ci léeg-léeg ñu laaj la ndax daa nga ko yónnee xaalis ay Western Union ak yooyu comme preuve que ni yaa ko yor wala yu demee noonu bu xasee ba ñëw fii nag boo ko dugalee ci 730 wane ni yaa ko yor après bu séjour 2 ans bi jeexee dañ koy jox 5 ans noonu la ñuy wax familiare a seguito kon jógewu fi am na fi loi la pour képp koo xamante ni am nga cittadinanza am nga droit def ko. beneen bi ñuy tëjee tomb yooyu pour dugg ci waxtaanu tey bi mooy mais leneen li nga xamante ni Italie signé na ko ak ambassade Italie bi nekk Dakar signé wu ko ak gouvernement bi gouvernement Italie da ko signé ak ambassade bi nekk Dakar ak yeneen dëkk dañu tànn 10 dëkk Sénégal bokk ci pour benn projet bu ñuy def boo xamante ni fonds européen moom moo koy financé xaalisu Europe lañ koy financé pour ñiy def regroupement familial. aujourd'hui ñiy def regroupement familial tey sénégalais su fekkee ci patronat ba ñu dem patronat yëpp a koy def Italie patronat yëpp su fekkee ci patronat ya ñu dem signé nañu li ñuy wax patto per il riunimento familiare bu ñu signé pacte boobu dina tax seen nulloosto ci préfecture bi dañ koy gaawal benn seen nulloosto ci préfecture ci Italie yëpp nag seen nulloosto dañ koy gaawal. su ñu demee Sénégal ki nga xamante ni moo war a déposer visa moo xam ni soxna la moo xam jëkkër la moo xam doom la ambassade ba day gaawal visa bi mais aussi patronat bi nga demoon signé pacte bi ma nga Sénégal parce que patronat yi yëpp am nañ fa bureau danañ contacter ki war a ñëw ci téléphone bi nga joxe woo ko mu ñëw parce que dafa war a def 10 heures de cours ay cours yu ñu koy jox pendant 10 heures pour l'intégration pour mu jàng tuuti làkk bi pour mu xam tuuti Italie balaa muy ñëw du tëb rek ñëw 10 heures de formation yooyu muy def mooy waral ñu accélérer kayit bi fii ci préfecture bi pour mu gaaw mooy waral ñu accélérer kayit bi ambassade alors loolu yëpp dañ ko def pour agevoler ñi nga xamante ni dañuy indi seen njaboot pour ñu commencer bàyyi xel ci intégration bi kon aujourd'hui loolu accord la boo xamante ni Italie moo ko signé ak ambassade yi Sénégal nag bokk na ci mooy kuy def regroupement familial actuellement boo demee ni leen dama bëgg signé pacte bi sa kayit dina gaaw mais nga xam ne aussi kiy ñëw dinañ ko woo def loo ko 10 heures de formation pour kayit yooyu yëpp gaaw kon avantage la pour képp koo xamante ni aujourd'hui yaa ngi def regroupement familial nga signé pacte boobu mais c'est pas obligatoire. bon bu ñu jógee ci point yooyu nga xam dañ ko indi woon pour leeral ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi fi jàlloon tey dañu bëgg dugg ci ñaari tomb benn bi muy lavoro mooy liggéey ak pensione ndax ku nekk xam na ni ñun bu ñuy jóg di dem liggéey xëy la ñuy wut ñu ñëw ci dëkk boo xam ne ni ci constitution valeur am dafa ni bi jiitu ci valeur yi nekk ci dëkk bi mooy liggéey kon kuy liggéey moo ko tax a jóg boo ñëwee di liggéey nag dafa am ay charte yu la tënk yoo xamante ni ñoo lay jox sa àq ak sa yelleef mais aussi ñoo lay tënk ci la nga xamante ni mënoo koo wàcc bi jiitu mooy sunu contrat personnel de lavoro contratto di lavoro ba 96 bon da doon nekk 6 mois ou 3 mois en général 3 mois
après ñu jël la temps indéterminé 6 mois temps indéterminé bu ñu àggee 98 jëm 2000 ci changement loi yi amoon ci lañ fi insérer li ñuy wax lavoro interinale mooy agence yi de travail yi ci lañ fi am aussi ay coppiku yu ñu am ci loi yi ci gouvernement bi fi nekkoon ci jamono yi nga xamante ni yóbbu na façon contrat de travail yi ba 46 façon contrat bu njëkk 2 façon 3 façon moo amoon yoo xam ni buñ lay jël patron bi ci yooyu la mën a tànn pour jël la depuis 2000 am nañ 46 types de contrat yoo xam patron bu lay jël ci condition bi la lay jële wala bii la lay jële balaa loolu buñ la jëlee temps déterminé ci benn durée obligation la ñu bàyyi la wala ñu jël la indéterminé léegi dootul obligation mun nañ lay jël malheureusement temps déterminé presque pour toujours parce que defar nañ loi bi noo xam ñoom xam nañ ni ñu koy toppee ba doo leen ci mën a topp ci loolu mooy suñu contrat bi ñu lié ak patron bi mun na nekk 1 mois mun na nekk 2 mois mun na nekk 6 mois mun na nekk indéterminé mais kooku suñu contrat la mais fii tamit liggéey bu nekk dafa am foo xamante ni fa lañ ko boole parce que bu dee ci bant ngay liggéey dañuy wax secteur léño mooy bois bu dee ci weñ ngay liggéey ñuy wax métal mécanique bu dee ci plastique ngay liggéey même chose bu dee ci leneen pourquoi parce que secteur yooyu ñi ko ŋànk mooy patron yi yor usines yi ak syndicalistes yi ñooy tase ñeenti at yu nekk pour waxtaan ci lu ñuy soppi ci doxalinu contrat bi ak ci charte yi ak ci àq yeeg yelleef yi ci la ñuy waxtaan aussi ci salaire yi nu muy doxee parce que ku nekk xam na ni inflation dafa am mooy saa su nekk njëg yi mi ngi yokku te fi bokk na ci lu ñuy topp di ko syndicalistes yi di ko calculer mooy inflation bi buy yéeg aussi ñaari at yu nekk dañuy toog ak patron yi waxtaan ak ñoom pour yokkute am ci salaire yi pour que salaire yi mën a méngoog dundin bi ñu xayma ni dëkk bi ku fi nekk moom nga mën a dund loolu patron secteur yi ñoo ko ŋànk ak syndicalistes yi intervention état day am rek bu ñu demee ba toll ci waxtu yoo xamante ni ñoom mënuñu juboo ci seen biir fa la ministre bi di intervenir pour faciliter rencontre yi mais ñaar ñooñu ñoo ŋànk secteur bu ci nekk contrat national yi nag dafa am yu ñu teg ak yu ñu may dafa baax nag am détail yoo xamante ni ñu xam ko pour mën a aar suñu poste liggéey bokk na ci naka la ñuy mën a defee malatia mooy repos médical bokk na ci ñu xam infortunio lan lay signifier bokk na ci aussi ñu xam suñu waree jël congé ci yan anam lañ koy jëlee ak naka lañ ñu koy joxe parce que lenn lu ci nekk rek buñ ci juumee safaan mën nañu ci fekk te maanaam boo néewee doole da ngay moytu tooñ comme ay liggéeykat lañu xam ni ñuy moytoo tooñ pour bañ a am ay problème da ci am solo pour commencer pour def repos médical secteur bu nekk dafa am nu mu koy fayee ak nu ñu koy jëlee kon du càgginu ñoo dëkk wala yaa ngi liggéey maa ngi liggéey nii lañ ma koy fayee yow nii lañ la koy fayee du noonu nit ki bu feebaree contrat national dani ko na téléphoné ay heure avant liggéey bi pour wax ni du mën a ñëw parce que droit am la mu feebar ni du ñëw mais dafa war a avertir pour que fañ koy teg ñu xool ku ñu fa mën a teg pour liggéey bi bañ a gàllankoor loolu dañ ko imposer ginnaaw bu mu defee loolu dafa war a dem ci médecin am parce que système bi ñu fi fekk def na ni fii kenn ku nekk rek ak famille bu nekk rek am nga médecin bu lay suivre lépp loola jot ci moom ngay njëkk dem balaa ngay dem hôpital boo war a dem hôpital moo lay bindal kayit nga dem boo war a dem première urgence ak foo war a dem moo koy def médecin boobu aussi moo lay seet bindal la kayit bu wane ni kii kat nangami bis yi du mën a liggéey nga yónnee ko état bi parce que ñooy fay une partie ci repos médical bi yónnee ko aussi sa patron donte moom mënul xam lu la jot parce que dañ la aar ci loolu mais dinañ ko bind dinañ ko jox certificat bu wane ni yow da nga feebar bu fekkee yow repos médical nga nekk nga déposer loolu dafa am heure yoo xamante ni may ñu la ko nga génn ko sa kër parce que dañ lay contrôler wala boog booy génn da ngay am firnde kayit yu wane ni mënul woon ñàkk ndax examen boo doon def hôpital la wala ci médecin bi nga demoon maanaam yu mel noonu mooy tax nga mën a génn bu ñu la contrôler doo ci am problème bu dul loolu chaque jour de 10 heures à
12h30 munoo génn parce que dañ lay contrôler mun nañ la contrôler c'est pas évident ñu ñëw mais mun nañ la contrôler après midi bi yëpp da ngay libre jusqu'à 17h de 17h à 19h mun nañ la contrôler mun nañ la contrôler nag c'est parce que mun nañ ko comme mun nañ ko bañ a contrôler ci loolu dama ci ubbi benn parenthèse bu am solo ci koo xam da nga dem Sénégal feebar dàpp la fa nga def certificat médical Sénégal li ci njëkk a xool li ci ëpp importance ci certificat médical boobu mooy ndax sa adresse Sénégal mi ngi ci donte duñ la fa contrôler ndax gisaguma ko mais bu ci adresse bi nekkul boo ñëwee fii dañ lay refuser repos bi ak fay bi parce que dañuy wax joxoo ma possibilité mu ñëw contrôler la fa nga nekk Sénégal ndax am na ay médecins ambassade kon entre parenthèse la bu ma ci tijji mais képp koo xam ni Sénégal feebar dala fa dab ngay yónnee certificat médical na nga góorgóorlu ba bul fàtte sa adresse Sénégal ak fu mën a doon mu nekk ci certificat médical bi parce que c'est très important gannaaw ba mu ci nekkee bu ñu la ko joxee da nga ko war a fax IMS ak sa service balaa nga koy traduire da nga ko war a fax IMS ak sa service balaa nga koy traduire boo ko traduire ba pare nga faxaat ko IMS ak sa service tey kayit yooyu boo ñëwee dañ lay fay te doo ci am benn problème pour koo xamante ni dafa nekk bitim réew. kon ki nga xamante ni fii la nekk def repos médical heure yooyu mooy yi nga xamante ni dañ ko ciy contrôler contrôle bi nag mooy yónni médecin mu ñëw xool ndax la muy déclarer am na wala amul service bi nag mën na ko demander sa patron bu ko neexee mu ne kii li muy def repos médical dafa bari wala gëw ma ko gis naa ko keroog téléphoné service su état bi ñaan wax leen ñu dem visite la dañ lay ñëw visite comme léeg-léeg état bi mooy jóg par hasard rek am ñoo xam dañ leen di tànn dem visite yooyu. mais bu fekkee ñëw nañ fekk ñu la fa te amuloo lu firnde fa nga demoon réellement hôpital la wala yu mel noonu mun nañ di gàllankoor ndaxte non seulement bu ñu reconnaîtrewul malatia bi duñ la ko fay mais IMS mën na la fayeku sax repos médical yi fi passé woon ni kon yow yi nga daan def yëpp tega ko woon ci yoon mais mun nga ci am problème parce que ASEN sa justificateur la parce que effectivement am nga justification da nga déclaré da nga feebar. mais ce service aussi mun na ci laxasu indi la ci ay problème kon ñu bàyyi xel ci yooyu te moytu yu mel noonu te xam ni mun na indi ay problème beneen bi ànd ak boobu mooy infortunio mooy accident de travail dina dal nit fekk mu jóge këram di dem di liggéey ci yoon bi dina dal nit fa muy liggéeyee comme dina dal nit fekk dafa liggéey ba wàcc di ñibbi parce que noonu lañ ko xaymaa booy dem di liggéey durant bi ngay liggéey ak boo paree liggéey di ñibbi bu la ci dalee yooyu dañuy wax ne accident de travail la accident de travail amul visite kenn du la visite dañ lay convoquer pour def loolu visite fi ñuy wax INAIL parce que malatia IMS ko yor mais infortunio INAIL toujours c'est l'état mais c'est divisé dinañ la convoquer nag ñoom di la def ay visite directement mais bu fekkente ne aussi dañ la convoquer pour def loolu la visite te ñëwuloo mun nga ci am problème mais kenn du la contrôler et que amul limite parce que lu la dal ci liggéey bi la par contre repos médical dafa am limite mais bii amul limite leneen li nga xamante ni moo ci am solo pour xam ko ci mooy bu nit ki amee accident de travail na ko déclarer accident de travail ak nu mu mën rapport boo mën a wax sa patron accident de travail la déclarer ko accident de travail la parce que li nga xam daf la dal ci accident de travail ñu tijji ci dossier ñu dem ba ci biir mu génnaat indi la yeneen gàllankoor day delluwaat nekk accident de travail la nga cay toogaat aussi ci comme accident de travail ba la lu ñu la ci war a defalit day mel ci accident de travail bokkul ak repos médical mais boo ko xasee ba déclarer repos médical ñu koy wax malatia mu dellusiwaat it malatia nga koy déclarer waat ban problème moo ci am mooy malatia dafa am limite parce que am na secteur yoo xamante ni 1 an nga am droit def ko ci 2 ans yu mujj yi am secteur yoo xam ni 18 mois nga am droit def ko ci 2 ans yu mujj yi pourquoi 2 ans yu mujj yi toujours bu ñuy calculer ñaata nga def repos médical ak ñaata nga dese pour éviter ñu licencier la à partir de jour bi ñu koy calculer tey dañuy dellu 2 ans ci ginnaaw pour xool ñaata temps nga ci toogoon repos médical toujours jour bi nga taxaw di calculer ngay dellu de 2 ans ci ginnaaw pour xool ñaata temps nga ci defoon pour repos médical bu fekkee dañuy secteur bi 1 an mënoo ko weesu nga def ci 1 an 1 jour patron bi am na droit dàq la sans problème bu fekkente ni defoo ci 1 an 1 jour temps bi di jàll bu fi yeneen 2 ans jàllate yow effacé nga la nga defoon toujours ci 2 ans yi mujj yi la ñuy calculer loolu mooy li nga xamante ne mooy danger bi nekk ci repos médical malatia
kon bu fekkente ni da nga am infortunio nga déclarer ko malattia mu dellusiwaat nga déclarer ko malattia nga koy déclarer par force mun na la indil gàllankoor te mënutoo dellu ginnaaw di wax non accident de travail la kon ki nga xamante ni accident de travail la parce que li la dal ci liggéey bi aar nañ la aar boo xam ne sa fay dara du ci jóge mais aussi la ngay tëdd kenn du ko wàññi ndax ci liggéey la dale moo xam da nga doon dem moo xam ci bërëbu liggéeykaay bi la moo xam da nga doon wàññeeku kon ñu bàyyi xel ci yooyu. bokk na ci aussi lu ci am solo lu ñu war a xam mooy Italie loi la boo xamante ni dafa jéggi loi contrat secteur yi ma leen doon wax mooy képp ku fi nekk di liggéey toog ñetti fan yoo liggéey siwul te indiwoo këyit bu firnde ni lii moo tax am nañ droit dàq la moo xam kii liggéey ci usine bi la moo xam kii liggéey ci banque bi la moo xam policier bi la moo xam gendarmerie bi la moo xam ku mën a doon loi la ñetti fan yoo toog liggéeyoo te indiwoo kayit yu firnde ni lii moo tax liggéey siwuma am nañu droit ñu dàq la. pourquoi may wax loolu parce que dama koy booleeg suñuy jëlim congé léeg-léeg suñuy patron yi dañuy faral di wax semaine bi toogal congé 2 semaines yi toogal nii toogal nii toogal bu fekkente ni man dañ ma toogloo ba pare awma ay témoins yi wane ni moom moo ma waxoon toogal ndax bindaluma kayit jox ma ko ma toog mu lépp ñetti fan mu bind ma kayit ni ma lu tax liggéey si woo donte xam naa ni moom xam na ni moom ma wax toogal mais awma firnde bi malheureusement dañ may mën a dàq. pourquoi ma wax loolu kon képp koo xamante ni dañ lay jox congé dañ la ko war a bindal ci kayit semaine bii doo liggéey da nga koy bind jox ma xam semaine bi yaa ma wax du ma liggéey ndax bu dul loolu il faut nga am ay seede ay témoins te seede yi mënuñu nekk sa frère koo bokkal wala sa sœur mais aussi mënul nekk say parents ñooñu matuñu la témoin ci loi bi fii. il faut mu nekk ñeneen ñu ko fekkee ñu mën a témoigner loolu pour que man ma mën a sauver sama poste de travail kon képp kuñ ci wax ni ko toogal congé wala semaine bi doo liggéey baax na aussi ñu nga am ci ay seede wala ñu jox la kayit bu wone ni yow patron bi moo la wax ni la toogal parce que aussi loi la boo xamante ni la ñëpp la tënk képp koo xam ne daf fi nekk di liggéey rek 3 jours yooyu def la tënk. léeg-léeg aussi nit ki tardé wala mu am xëy na lu mu yàq ci liggéey bi wala lu mu def ñu bind ko lettre de justification ñu koy wax lettre disciplinaire xëy na du xam lettre boobu luñ ci jublu ak lu tax ñu wax ko donte xëy na da nga tardé rek ñu bind leen woy da nga tardé lu tax nga tardé ni yàq nga liggéey bi nii lettre disciplinaire boo ko jotee dañ ni la balaa 5 jours da nga ko war a tontu yow mun nga ko tontu sa bopp. soo ko mënul tontu mun nga dem ci syndicat yi ñu tontul la ko nga delloo ko patron bi parce que aussi loolu mooy tax lettre boobu ñu la bind nga bloqué ko bind nañ leen ni la def nga lii nga tontu ni leen waaw tardé naa mais sama réveil sonné wul donte loolu laa wax bloqué naa lettre boobu parce que sama réveil sonné wul moom dafa war a bindaat ni ma waaw mais bu sonné wul man li toujours fekk maa ngi lay rek lettre boobu dama koy bloqué mais bu ma toogee 5 jours tontuwuma lettre boobu problème lay indi ëllëg parce que dañ koy dajale. ni ma ko mën a misaalee ñaare ci sport mooy ku am carton jaune bu ko amaatee rouge la noonu laa koy misaalee ndax lettre yooyu ñu lay bind xamoo ko nga koy dajale te tontuwoo ko wala demoo ñu tontul la ko muy bu baree bu ëllëgee ci conditions yi ñu lay dàqee xëy na boo demee ci syndicat wala ci avocat loolu mooy doon sa gàllankoor ndax moom dina am lu mu firnde ni yàgg ngaa def ay mbir mu la koy wax te mu soo koo fulaal. ndax loi daf la wax ne la bu ñu la bindee lettre boobu nga tontul ko sa bopp soo ko mënul tontu sa bopp nga dem ci syndicat yi nga xamante ni fa nga bokk wala doy nañ la ñu tontul la ko kon lettre la boo xamante ni bu ko nit jotee toujours balaa 5 jours na fexe ut ci solution ñu tontul ko ko. en attendant ñu fi am xëy na ay woote ci liñ fi jot a wax pour yokk ci leeral ak yooyu. ñu laal beneen tomb bi nga xamante ni waxoon nañ leen ko muy pensionné problème la boo xamante ni bu complexe la bu doy waar. pourquoi bu doy waar parce que 15-20 dernières années yi fi nekk yëpp conditions ak critères yi ñuy demee pensionné 2 ans 3 ans yi nekk changé nañ ko gouvernement bu fi nekk bu ñëw laalaat na ko. waaye li tax ñu bëgg ci waxtaan ñun ñi nga xam immigré lañu li ci ëpp solo mooy ñu xam fan lañ ci bokk ndax dañu séddale ci ñaari pàcc ñun immigré yi Italie bu njëkk bi mooy
ki nga xamante ni dafa commencé liggéey Italie avant 96 immigré bi commencé liggéey Italie avant 96 bokkul ak ki nga xamante ni à partir de 96 la commencé liggéey nit ñi demee pensionné parce que ni ñu leen ko mën a waxee ñi fiy dund xam nañ ko mooy dafa am système bi ñuy wax système contributivo am système bi nga xamante ni ci lañ doon demee avant système contributivo mooy bi nga xamante ni dañ ko doon def calcul bi à base si stipende bi nga doon jël bu fekkente ni yow da nga commencé liggéey avant 96 ci système bu njëkk ba ngay demee pensionné selon at yi nga ci am mais lan mooy sa différence ak immigré bi nga xam ne 96 la commencé liggéey mooy par exemple yow mi commencé liggéey avant 96 pour nga am pensionné minimum bi il faut nga liggéey 20 ans yu mat 20 ans nag c'est pas de 2000 à 2020 alors que ci biir am na ay moment yoo toog liggéeyoo ci même bu fekkee taqaloowul dafa war a nekk bu ñu boolee weer yi nga liggéey calculer ko day nekk 20 ans yow mi commencé liggéey avant 96 allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. yow la kan. booba Ablaye Diop Padois. Ablaye Diop waaw Diop. bisimilah waaw na nga def. ñu ngi fa rek Diop alhamdulilah. waaw ñoo ngi lay sant bu baax di rafetlu bu baax émission bi ndax. jërëjëf. li nga jëm wax lépp wax dëgg yàlla suñuy problème la. jërëjëf. ñu ngi la ciy sant bu baax di ñaan yàlla gën a dëggal sa taxawaay. jërëjëf jërëjëf. waaw bëggoon rek laaj ñaare affaire rek yi nga waxoon sànq ci contrat yi. ni contrat yi am léegi doonatul luñ continuer waaye saa bu leen neexee mën nañ ci ko def rek yoo xam ne indéterminé la ndax loolu concerne na secteur transport wala yenn kii rek la. maanaam contrat yi. ñi nga waxoon sànq nii. léegi def nañ ko noo xam ni su leen neexee mën nañ di ko def 6 mois wala un an te du doon loo xam ne da leen di obligé ñu def ko indéterminé. ndax loolu concerne na secteur transport wala. baax na waaw baax na dinañ la ci indi léegi ay tontu. waaw beneen laaj bi mooy ki nga xam ne dafa liggéey fii ay at comme fukki at wala juróomi at versé fii contribué ba pare demaat ci beneen dëkku Europe ndax contribué yi ñu jot a versé fii mën nañ ko récupérer mu ñëw fee directement wala. waaw loolu mu nekkoon sama ñaare laaj ñoo ngi lay sant bu baax di rafetlu bu baax. jërëjëf Diop jërëjëf dañ la ci tontu léegi incha allah jërëjëf. waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm Ablaye Diop moom moo ñu woon depuis Padova laaj bi mu ñu njëkk a laaj ci contrat yi ñu doon wax sànq ci changement yi am ndax laal na secteur transport effectivement laal na secteur transport parce que secteur yépp la laal lan mooy mais ban différence moo ci am bu fekkente ni man dama amoon contrat boo xamante ni yàgg naa ci ditaa bi mu am article 18 mu couvrir ma man boobu ma amoon mooy wéy ba léegi couvrir na ma mais changement contrat yu bees yi li ci ëpp ñiy dugg aujourd'hui dans le monde du travail wala nga bàyyi liggéey di demaat ci liggéey ñooñu la gën a porter préjudice parce que ñooñu ñooy ànd ak loi yu bees yi nga xamante ni non seulement amoo la loolu tax ñu diviser travail aujourd'hui am na ñu am la article du short mais am na ñu ko amul article du short mooy benn article la boo xamante ni maanaam yombul ñu dàq la ci sa liggéey nii rek yombul dañ ko fi dindi nag mais dindi bi ñu ko fi dindi nag ñi ko amul mooy ñi mujjee dugg ci liggéey bi changement yooyu aussi moo laal transport bi moo laal secteur yépp la laal mooy type de contrat la yoo xamante ni malheureusement le patron mën na lay jël toujours ci conditions yu mu bëgg parce que dañ ko jox possibilité yi nga xamante ni xam na fa muy jaar pour bu fekkente ni bugg laa defal indéterminé du la ko defaral ba mukk ndax même temps bañ ko may pour mu toogaloog la sa kër pour jëlaat la pour reprendre à zéro compteur bi sax xam na ko te da koy appliquer alors malheureusement secteur yépp la loolu laal boo leen fàttali ko at yu mujj yi syndicat yi bari na ci manifestation yi ñu fi def ak xeex yi ñu fi doon xeex yooyu bokkoon na ci yu ñu daan xeex parce que ñi jiite réew mi dañu jàpp ni pour que marché mondial bi nga mën a concurrencer nit ñi il faut dàq mën a yomb il faut boo amul liggéey parce que ci condition yooyu rek la ñu mën a def concurrence bi nga xamante ne mooy tax ñu am doole ci marché mondial bi
malheureusement syndicats yi ànduñu ci d'accorduñ ci loolu te dëgg la mais teewul comme parlement bi aussi ñoom ñoo fa nekk te ñooy voté loi yi loi yooyu nga xamante ni baaxul ci ñun ñi liggéey jàll na aujourd'hui secteur yëpp la contrat yooyu laal mën nañ lay jël malheureusement temps bu yàgg temps déterminé te duñ amul obligation amul dara parce que léegi yoon moo leen permettre ñu am évaluation boobu pour mën di nee nañu investir ci secteur bi nga xam ne secteur yi nga xam ne ñooy doxal réew mi malheureusement. par contre ci contribution yi ñu laaj ci Europe bi effectivement lu ñu mën a boole la parce que bu fekkente ni nit dafa liggéey Italie ay at après mu dem liggéey moo xam France la wala Hollande wala feneen bu demee bay toll ci retraite ci lay boole ci dëkk ba mu mujjee liggéeyee lay demee retraite mais dëkk boobu ñoo koy laaj fan la liggéeyoon mu jël kayit yi jox leen ko alors ñu boole ko pour defar ko calcul selon dëkk boobu mu mën fa dem retraite kon képp koo xamante ni yaa ngi liggéey Italie te mos nga liggéey ci yeneen dëkk ci Europe mun nga boole impôt yooyu ëllëg booy dem retraite munoo ko booleeg bu Sénégal pour le moment parce que amuñu accord bilatéral bis bu ñu demoon ba am accord bilatéral fekkoon nga liggéey Sénégal loolu aussi daf ciy bokk mais aujourd'hui loolu amu ci mais fépp koo xam liggéey nga ko Europe bu nit ki waree dem retraite mun na ko boole ci communauté européenne bi buñ delloo ci fi ñu tolloon ci mbirum immigré bi nga xamante ni 96 allo. waaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi ziar sëñ bu. delloo ziar yow la kan ak fay wootee wootee Treviso. tur wi naka la. Cheikh lañ koy wax ab ndongo buy wootee Treviso. ah d'accord bisimilah. waaw léegi dañ doon laaj gàtt nii rek ñu ci mën a am ay leeral. maanaam koo xam ne da ngay liggéey ba maanaam comme xeetu liggéey yi ñuy faral di liggéey opéra yi nga xam ne dafa pesante. am ni dem ba jëlee ci benn méttitu ndigg boo xam ni daanaka yow mënatuloo ko matale liggéey bi. ba nga def ci analyse yu bari ba sa médico aziendale constaté ne yow sax waratoo mën a def liggéey wala di liggéey foo xam ni dafa sedd nga xam ni sedd bi day gën a jàpp yu mel noonu. léegi loolu yow lu la ci yoon may maanaam te liggéey boobu nga war a def ndax am nga ay yoon la may nga dañ la ko war a changer wala daal nan lañ ci war a doxee. loolu laa bëggoon ay leeral rek. baax na waaw. jërëjëf ñu jégalu baax. jërëjëf question bi bu am solo bu complexe la pourquoi parce que dafa am pour et contre ndax bu fekkente ni loolu dal nit ki ci ndiggam ci liggéey bi la ko jëlee ñu médecin yi mën ko firnde moom la ñuy wax maladie professionnelle bu dee maladie professionnelle de moment bi ñu koy déterminer pour def analyse ak examen yi doo tëdd maladie infortune ñoo ngay tëdd ñu bari xëy na xamuñu loolu mais bu fekkee dama déclenché maladie professionnelle infortune ñoo lay tëdd bu ñu demee ba IMS nangu certifié ni lii maladie professionnelle la de dafa am benn indemnité boo xamante ne dañ ma ko ciy fay parce que dañu def dégâts ci sama yaram mais de deux aussi dinañ ma jox kayit bu wane ni lan laa mën a liggéey aar ma ci sama poste liggéey ba tax ñooñu xëy na duñ ma mën a dàq ndax ci liggéey bi laa jëlee problème boobu kooku maladie professionnelle lañ koy wax. bu fekkente ni man li ma dal ci méttitu ndigg jëlewuma ko ci liggéey bi ndax dem naa ci médecin yi def naa ay analyse def naa lépp firndewuma li tax ñu ne fii laa ko jëlee mais wax nañ ma ni ma am nga ko effectivement problème bu sérieux la mais jëlewoo ko ci foofu nag day nekk problème pourquoi parce que bu ñu définiree lan laa mën a liggéey ak lu mu mënul liggéey ci biir usine bi bu fekkente ni liggéey bi ñu wax mun naa ko def amu fa patron bi day am droit dàq ma malheureusement bu fekkente ni liggéey boobu am na fa mais déjà am na koo xamante ni li ñuy wax invalide la mi ngi ko fay def li ko loi imposé muy maanaam taux bi ñu ci war a am na ko ci mun na ma ci aussi dàq kon kooku beneen problème la mais bu fekkente ni nag ci liggéey bi laa ko jëlee ñu firnde ni maladie professionnelle non seulement duñ ma ci dàq dinaa ci am indemnité mais aussi mun naa ci am ndàmpaay boo xamante ni daf may topp donte du bari ma koy am chaque weer di ko booleeg sama liggéey kon bu dee daal ci liggéey bi la jógee dinañ ma ci aar mais bu jógewul ci liggéey bi il faut ma def ci attention
kenn waxul kenn du faju mais aussi pour moytu ndax aussi bu fekkee dem nañ ba firnde ni mënatuma yor yenn lu diis mënatuma sëgg mënatuma def lii te ñoom amuñu fuñ ma teg yoon aussi may na leen ñu bàyyi ma bu boobaa man ban avantage la am naa kayit bu wane ni ku may jël dañ lay wàññil ay taxes si man ndax dama am lu wàññeeku sama yaram mënuma def yenn yi bu ma la ko firndeeree ci kayit boo ma jëlee am na aussi may ndimbal gu ñu lay defal ci taxes ya ngay fay ci man kon évaluation boobu rek laay am man ëllëg pour mën a duggaat feneen liggéey fa. jërëjëf. waaw loolu leer sant nañu bu baax. jërëjëf. léegi bu ñu delloo ci pensionné bi pour wax différence bi nga xamante ni mooy ki nga xamante ni dafa liggéey avant 96 96 ak ki ko commencé liggéey dopp 96. ki nga xamante ni dafa commencé liggéey disons 90 91 kooku nee naa leen il faut 20 ans minimum yu mu liggéey pour mu mën a am pensionné minimum pour mu mën a am minimum loolu dañ ko imposer. Pourquoi parce que calcul bi ñu koy defal pour mu dem retraite bokkul ak ki commencé liggéey 96 parce que ñoom dafa am loi bu leen aar bu wax ni bu fekkente ni seen pensionné àggul ci pensionné sociale seen calcul bu fekkente ni àggul ci pensionné sociale. loi bi dafa ne nañ leen ci dollil xaalis bi tax ñu àgg foofu maanaam pensione sociale aujourd'hui Italie 453 € la par weer mooy ndimbal bi nga xamante ni ku àgg ci retraite ci yenn critères yi amoo versé woo ko ñu la koy dimbalee nga koy dundee 453 € la par weer ki nga xamante ni nag dafa immigré bi commencé liggéey wala italien bi commencé liggéey 90 91 dem retraite te 20 ans la liggéey wala 10 15 ans la liggéey wala mais calculam àggul 453 € mais bi ñu calculer retraite am 300 € la par weer dafa am loi bu wax ne nañ ko compléter par weer ba mu ak 453 € mooy minimum bi mu am moom parce que dafa war a tolloog chèque bi nga xamante ni moom la ñu jox ci social bi kooku ñoom am nañu loolu ki commencé liggéey après 96 amuñu loolu. amuñu ndimbal pourquoi parce que système contributif wala mooy yow li nga versé ci impôt la ñuy calculer loolu lañ lay fay nu mu toll loolu la bu matee loolu la bu tuutee loolu la bu baree loolu la amuloo lu ñu la ciy dollil pour nga àgg 450 amul loolu mais nag boo xasee ba am 10 ans de minimum bi mooy 10 ans bu fekkee yow 96 nga commencé 10 ans bu 10 ans xasee ba mat li nga am daal lañ lay fay nu mu mënti toll boo amee 200 € par weer moom lañ lay fay 300 € par weer moom lañ lay fay 400 € mais nag loolu aussi yaa ko moom. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ naa defaay. sant bu wér mbokk mi noo tudd ak foo ñuy woowee. Abdoulaye Seye. bisimilah. waaw maa ngi woote Parma. bisimilah. dama bëggoon participer ci émission boobu. waaw bisimilah. ma am lu ma doon laaj. daf ma war a dugal carte séjour na. waaw. ma doon liggéey ci benn agence laa njëkk a liggéeyee. agence laa liggéeyee 2 ans. léegi agence bi ma liggéey mu passaare ma dem ci dita bi ma doon liggéey. li dita bi léegi defal na ma contrat ba mars. ma war a dugal carte séjour na. mais instant yi nii xam nga code 2018 yi génnagul. ci 2017 yi rek moom laa fi yoragul na loolu laaj ndax moom mën na ma ko dugal ak uñi laaf bi. ndax mën na maa dugal carte séjour bi. baax na. waaw jërëjëf nañ la ci tontu léegi incha allah. jërëjëf waaw. waaw mbokk moomu li ñuy laaj ci carte de séjour bi mu bëgg dugal. ginnaaw bi séjour am amee 5 ans ndax bu sa séjour amee 5 ans du résidence séjour bu amee 5 ans am nga droit boo defee test italien bi. nga dem tribunal defar sa casier judiciaire ak sa carica pendenti pour déposer carte de séjour bi nga xamante ni indéterminato la boobu nag duñ ci laaj tempo liggéey tempo indéterminato jóg na fi lu syndicat bi yóbbu tribunal la gagné ko mu def jurisprudence mais bu njëkk ba dañ doon laaj boo koy dugal nga am liggéey tempo indéterminato loolu jóg na fi mais li nga xamante ni jógu fi te mënu ci ñàkk mooy CUD bi nga xamante ni dafa war a tolloog assegno sociale bi par année assegno social par année mi ngi toll ci 5889 5889 mooy assegno social bi kon koo xamante ni da ngay déposer carte de séjour te nekkoo fi ak sa famille
yow loolu minimum moom nga war a am ci sa COUD pour mën ko déposer effectivement COUD 2017 yi génnagul mais mën na génn kooku mbokk moom woote ñu ngi koy wax ni ko su demee ci agence bi expliquer leen ñaan leen suñ ko jàppalee mën nañ ko génneel COUD bi ndax tëj nañ ko depuis 31 décembre seulement détail dañ leen di may temps ñu baaxoo di ko joxe début février ba xëy na léeg-léeg début mars mais COUD moom aujourd'hui ku ko bëgg a joxe ci situation yi demee noonu war nañ la ko mën a jox pour nga mën dem defar sa kayit ndax tëj nañ at boobu kon ñu ngi koy wax ne ko su fekkee bëgg na déposer carte de séjour bi il faut mu dem jëli COUD boobu nga xamante ni weesu na te jotagu ci mu demandé ko agence yi mu doon liggéey ñu defal ko ko bu ci jógee alors mu mën a dem déposer carte de séjour boobu incha allah. bon léegi comme fi ñu tolloon ci pensionné bi ñu dellusiwaat bëgg ci waxtaan ak yéen mooy que ni différence bi ñu doon wax entre ki commencé liggéey avant 96 ak après 96 ki commencé avant 96 ndimbal bi mu ci am su matul contributif yi mu doon versé pour mën a àgg ci assegno social 453 € par année dañ ko koy tegal di ko mottali pour que chaque weer mu am loolu. ki commencé liggéey 96 li mu liggéey rek lañ koy fay ak lu mu mën a doon minimum bi c'est 10 ans mooy li nga xamante ni 5 ans la woon paquetu sicurezza bi fi gouvernement bi defoon ak Maroni en 2009 yóbbu ko ba 10 ans malheureusement 10 ans yooyu mooy le minimum boo xamante ni boo ko liggéeyee boo tolloo ci retraite am nga droit dem demander sa retraite ñu xool ci 10 ans yi nga versé woon nu mu toll la nga am ñu la koy jox. bu dul loolu bu dee 15 20 ans 30 ans lépp loo xamante ne am nga ko ci moom lañ lay verseel moom la ñuy calculer la nga ca am ñu la koy jox muy li nga xamante ne ni mooy sa retraite kon loolu mooy li nga xamante ni mooy différence su ki nga xamante ni ci pensionné ci 96 la commencé liggéey ak ki commencé liggéey prima di 96. biñ ci bëgg boole nag toujours parce que aussi dañu toll ci waxtoom muy lu am importance mooy lavoro agricolo pourquoi tey ñu bëgg ko ci boole parce que ñu ngi ci mois de janvier am na yoon bi ñu fi ñëwoon waxoon leen ko dañ leen koy bamtuwaat du 1er janvier au 31 mars chaque année day am li ñuy wax chômage agricole désoccupation agricole boo xamante ne dañ koy def pourquoi mu am importance ak pourquoi ñu boole ko ci lavoro stagionale mooy saisonniers yi dañuy liggéey 8 mois par année ou 7 mois par année ou 9 mois par année saisonnier la ñu mais duñ liggéey at bi yëpp mais aussi weer yi ñu dul liggéey te ëllëg ñu war a dem retraite aussi war nañ xool nu ñu leen koy compenser pour que duñ ci am gàllankoor ndax 2 mois par année 3 mois par année boo ko dajalee bu yàggee mun na la indil gàllankoor boo tolloo ci dem retraite pensionné looloo waral gouvernement Italie taxawal li ñuy wax désoccupation agricole moo commencé actuellement bu fekkee lavoro secteur agricole nga nekk soo defee demande désoccupation agricole non seulement dañ lay calculer li nga xamante ni liggéeyoo ko ci at bi jàll ñu fay la ko muy indemnité booy jot nii ci saa si mais aussi day doon loo xamante ni dañuy dem fayal la aussi sa impôt ci moment boobu nga xam ne toog ko yow te liggéeyoo ko kon lavoro saisonnier il faut ñu xam importance su désoccupation agricole c'est pas damay dem def ko parce que dañ may jox xaalis mais aussi impôt yi ñu ma ciy verseel pour que man bu may dem retraite ma mën a xam ni dama naroon am chaque 3 mois chaque année 3 mois yoo xam ne versé wu ma ko chaque année yoo xam 3 mois versé wu ma ko doon naa def désoccupation 3 mois yooyu désoccupation bi daf ma koy verseel de ce fait man damay am année complet mu doon loo xamante ni ci moment boobu rek laay xam njariñ bi mooy li nga xamante ni bëggoon nañ ci indi ay leeral parce que aussi dafa bokk ci wàllum pensionné ndax ku wax pensionné wax impôt et que ki nga xamante ni mi ngi ci secteur boo xamante ni day liggéey at bi yëpp xëy na préoccupation du bari ci impôt yi parce que mi ngi koy versé ki nga xamante ni saisonnier la mi ngi versé moment yi muy liggéey moment yi mu liggéeyul nu muy def pour mën a am impôt yooyu su ko xamul mooy que ni dafa war a dem def désoccupation képp koo xam secteur agricole nga nekk rek à partir de janvier tant à moins que nga am tempo indéterminato parce que ki am tempo indéterminato secteur agricole kooku ñu ngi koy verseel
impôt yi nga xamante ni moo ko ci war ndax temp moo yeneen ñi ñooyam mais bu fekkente ni tempo déterminato nga même bu fekkente ni du 1er janvier au 31 décembre chaque année moom lañ lay defal contrat yow da nga war a dem pour def demande boobu pour couvrir boucle yooyu allo allo allo. waaw allo waaw bisimilah kooku. man Soxna Thiara Diop da lañ may wax. Touba Bergamo. waaw bisimilah. daa am lu ma bëgg na laaj. bisimilah. comme labor domicile. waaw. léegi nag nga am ci contrat indéterminato damaa bëgg a xam pour segno familiare ba xam déet dafa am sombo nga am soog la ko fay wala décision bi ci IMS lay ne wala ñoom daal ñoo war a décider ñoom liñ lay fay. baax na loolu rek nga bëggoon laaj. loolu laa bëgg na laaj waaw ndax ñun coopérative bi ñuy liggéeyee. comme tey saaru bu feet amee. soo liggéeyut maanaam dala naan dafa am tot boo xam ne comme bii boo xooliwut 650 euros buñ la waroon a fay segno familiare 4 figli ñoom mitaa lañ lay fay. mitaa bi boo waxee ñun la ñoom socco lañ nekk. nangam daal ñoom duñ la ko fay. duñ la fay tout lépp daal weer boobu da nga koy perte daanaka ay 211 euros lañ lay fay wala nangam. te bu dee normal dinañ la war a fay ay lu mu toll ci ay 475 yooyu. bu ko defee ñoom li ci des. ñoo koy téye loolu nag laa bëgg a leer ba xam déet loolu luwaa la wala du luwaa. baax na jërëjëf soxna si. jërëjëf waaw maanaam loolu muy laaj ci assegno familiare balaa ñu siy tontu ñu indi tuuti leeral ci ki nga xam day liggéey ci coopérative ki nga xam day liggéey ci coopérative te nekk socio punto socio bokkoo la ki nga xamante ni dafa nekk ci coopérative nekk socio lavoratore. Pourquoi? Parce que socio kese actionnaire nga dafa mel ni yow patron nga même boo fay liggéey patron nga socio lavorativa mooy yow patron nga mais da nga fay liggéey ñu lay fay critères yi ak conditions yi bokkul. Pourquoi loolu? Parce que ni ñuy fay assegno familiare lavoratore dipendente bokkul ak ni ñuy fay assegno familiare patron wala socio wala ki nga xamante ni patron laa ko mën a wax parte IVA boppam lay liggéeyal bokkul lavoro dipendente. Parce que lavoro dipendente punto tout court dafa am barème bu ñuy fay assegno familiare selon reddito bi ngay am temps ngay gagné sa famille temps la mooy jëkkër jabar doom temps ñu wax temps la barème la boo xam boo duggee ci site bi da nga koy gis si reddito bi ngeen am rek wax nañ ñaata nga war a am par weer kooku pour lavoro dipendente. Mais bu fekkente ni moom dafay liggéey comme lavoro domestico te muy dipendente parce que malheureusement léegi am na lavoro domestico yoo xamante ni dañ leen di tijjloo partita IVA wala ñu def loo leen coopérative wala malheureusement parce que dafay compliquer lu bari ci seen nekkin ak seen liggéey mais dafa am mais bu fekkente ni lavoro domestico la parce que lavoro dipendente lañ ko considéré am na droit def assegno familiare selon barème boobu ma doon wax léegi pagamento diretto IMSS day dem ci patronat bi ko neex yóbbu ay kayitam ak ay kayitu njabootam ak kontam ñu defaral ko pagamento diretto pour que IMSS moo koy fay directement xaalisam boobu parce que moom lavoratore dipendente la mais bu fekkee socio la tout court alors kooku nag day nekk cas bu particulier boo xamante ni day jar mu dem toog ci syndicat ba in cas bu mu mën a dem rek danañ mën a xool situation am jàppale ko wax ko ci aussi nu muy taxawee mais ma bamtuwaat ni pour assegno familiare barème la boo xamante ni ci reddito bi la ñuy xool ak nombre nit ñi nekk ci famille bi pour wax ni lii temps la lii temps la lii temps la noonu lañ defee barème bi du calcul du leneen ci loolu la ñuy sukkandiku mooy waral chaque at sa assegno mun na changer même bu dee nombre bi changé wul ndax sa reddito bu changé day changer barème bi par position bi mais même bu nit ñi changé wul chaque année selon li ngay gagné ci ngay xam ñaata ngay am assegno par weer. Comme ni ñu leen ko waxee woon rek lu jëm ci wàllu lavoro agricolo ñi ngi bamtuwaat que ni ñi ngi toll ci waxtu def désoccupation agricole képp koo xamante ni dangaa liggéey ci tool yi yaa xam ci pomme yi yaa xam ci fruits yi yaa xam ci légumes yi aujourd'hui toll nañ ci moment boo xamante ni ba 31 mars
ñu ngi lay wax ni mën nga dem ci syndicat yi pour informer wu pour mën a xool ndax yow bokk nga ci ñi war a def désoccupation agricole parce que aussi bu waxtu wi jotee nga mën ko def mu mën la non seulement nga am ci droit ñu fay la nga xam toog nga ko daaw liggéeyoo ko mais aussi au moins ñu couvrir la li nga xamante ne mooy sa pensionnaire pour que ëllëg doo mën a am trou yooyu chaque année mu lay indi ay gàllankoor kon bu ñu delloo di bamtuwaat liñ fi waxoon léegi rek mooy ki nga xamante ni commencé na liggéey avant 96 maanaam 90 91 89 bokkul ak ki nga xam ne 96 la commencé liggéey bokkuñu ni ñuy demee retraite kon képp koo xamante ne rek commencé nga liggéey avant 96 te bëgg ci am lu la leer rek na nga jege syndicat yi ñu expliquer la jox lay tegtal pour nga mën a gën a xam na ngay doxee pour ëllëg loolu boo ci yegg nga yegg ci anam yoo xamante ni xëy na doo ci am gàllankoor mais ki nga xamante ne 96 la commencé liggéey ñu xam dañ dugg ci système contributif kooku li mu liggéey rek li mu versé rek lañ koy fay li mu versé lañ koy fay boo liggéey am na droit fu mu nekk ci àdduna bi mu joxe compte foofu parce que moo ko versé ñu jox ko par contre ki nga xamante ni versé wu ko mais dafa am assegno sociale munu koo lekke leneen feneen fu dul Italie dañ ko imposer parce que loolu aussi la loi wax comme yow mataloo pensionné ma lay jox ndimbal alors da nga koy lekkee sama dëkk parce que mu suuxat sama dëkk boo ko jëlee feneen mun na indi gàllankoor ki nga xamante ni aussi ci immigré yi njëkk liggéey la bokk matalul assegno social 453 euros loi tegal ko ci moo xam 100 euros la moo xam 150 euros la par weer loolu ñu ko ci tegal aussi ndimbal la buñ ci teg boo xam ne buñ la ko ciy tegal dañ lay imposer nga koy lekkee fii ci dëkk bi malheureusement bi pensionné bi nga xamante ne am nga droit foo nekk fu la neex rek nga joxe compte foofu ibanu compte boobu ñu la ko fay verser parce que foofu nga ko bëgg a jëlee mooy pensionné bi nga xamante ni yow yaa ko liggéey di ko verser am na benn point bu am importance boo xamante ni bëgg nañ ko ci boole pour nit ñi xam ko parce que ku ko bëgg a def it mën na ko def mooy aspettativa très souvent dañuy faral di wax sama patron dafa baax parce que daf may jox aspettativa chaque année 3 mois ma dem dëkk ba daf may jox 2 mois chaque année c'est bon aspettativa mooy disposition bi nga xam Sénégal moom la ñuy joxe nga xam ni da nga may jox tant de mois yoo xam ne am naa droit ma dem te doo ma dàq mais doo ma fay te doo ma fayal impôt allo. maaleykum. allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. sant bu wér. alhamdulilah. yow la kan ak fooy wootee. maa ngi woote côté Lekko. Lekko. waaw. bisimilah. dañoo laaj problème mu cittadinanza yi ku ko am sa doom nekk Sénégal lu tax mënul am cittadinanza italiano. waaw. loolu nga bëggoon laaj. waaw parce que léegi xam nga yow dañuy yow italien nga ah. waaw. nga am doom yoo xam ne majeuruñu dañ nekk Sénégal. lu tax mënuñu am cittadinanza italiano. baax na waaw. waaw parce que dañuy xool ni loolu bu lu fekkee am na boo demee Kusura dañ leen di jox séjour 5 ans. dañ leen di jox bu ñëwee fii. bu fekkee ni yow italien nga normalement dañuy laaj ba xam ne léegi war na mën a possible nga mën a am ñoom cittadinanza wala déet loolu laa bëggoon xam quoi. baax na waaw baax na jërëjëf. jërëjëf merci. waaw mbokk moom li muy laaj ci wàllum cittadinanza ñu koy wax nationalité pourquoi boo koy am say doom nekk Sénégal duñ ko am loi bi dafa wax ni yow suñ la joxee décret soo demandé ñaan nationalité bu ñu saytu la ba pare d'accord jox la décret ni la am nga ko pour nga nekk italien fokk nga dem ci commune bi nga am résidence allo allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na nga def. sant bu wér yow la kan ak foo ñuy wootee. maa ngi woote Pinarella. waaw. dama bëggoon participer ci émission bi am lu ma laajte. bisimilah. alors mun naa wax léegi wala. waaw ñu ngi lay déglu. waaw dama am sama borom kër dañ fi nekk ñun ñi ñëpp ak sama njaboot. waaw sama borom kër dafa yor cittadinanza am na ñaari at. léegi man maa war a dugal. ma léegi man pour ma dugal dafa amoon fii nii ci zone Ravenna bi dañ doon wax ne léegi ku fiy bu ñuy dugal dañuy laajaale ndax yow seen matrimonial sa position am
ndax polygamie wala monogamie la te ñun dañ defoon polygamie. ñu ne ñu léegi nag bu dee polygamie la il faut nga changer def ko monogamie sinon boo ko dugalee dañ koy rejeter. léegi ma bëggoon laajte ba xam ndax nan la ñu war a def quoi. baax na waaw jërëjëf soxna si dégg nañ la. merci beaucoup baax na jërëjëf ñu ngi rafetlu aussi émission bi bu baax ci kontaan di ñaan tamit mu jëm kanam. jërëjëf merci beaucoup et bonne continuation. jërëjëf waaw allez au revoir. waaw soxna sos di ñu laaj ci cittadinanza dinañ ko ci ñëw tontu léegi bu ñu tontoo ki njëkkoon woote toujours doon wax ci cittadinanza ak problème mu doom yi mu ne bu fekkee dañ lay jox cittadinanza pourquoi duñ ko jox say doom loi bi dafa ni buñ la joxee décret bi wane ne la may nañ la cittadinanza pour nga nekk ko il faut nga yóbbu décret bi ci commune bi nga résider maire dëkk ba moo lay waatloo pour di nga respecter charte loi dëkk bi soo ko waatee ba pare bis bi nga ko waat ci ëllëg sa nga nekk italien mais pour que say doom nekk ko il faut bis bi ngay dem di waat allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va. sëñ bi foo ñuy woowee ci émission bi. Bergamo. Bergamo bisimilah. si alors man dama duggoon ay kayit depuis 2009. waaw. léegi man sama kayit dafa am ay gàllankoor mais après ñu teg ba 2012 fekk desoon na 6 mois après c'était renouvelé. waaw boobu amoon résidence. léegi par la suite après 2012 sama kayit génnee léegi dama xam bu mu génnee léegi def na dafa maa ngi si 5e année 6e année la am résidence léegi quoi. dama xam ndax depuis 2009. boo nga xamante amoon naa kayit ñu teg ba mu def 6 mois ndax léegi booba léegi mën naa déposer cittadinanza wala dama war a xaar ba période bi nga xam ne si laa am résidence muy 2012. ba 2022 mooy soog a dugal cittadinanza. loolu la. baax na jërëjëf nañ la ci tontu léegi incha allah. incha allah jërëjëf waaw am nañ fi ñetti laaj balaa ñuy ñëw ci sëñ boobu ñu njëkkee ko ci ñi njëkkoon woote rek pour mën leen a jox ay tontu maanaam ki nga xam ne dafa ni bu ñuy am cittadinanza lu tax duñ ko amandoog suñu doom yi loi bi dafa ni jour bi ngay dem di waat pour wane di nga respecter charte réew mi si ëllëg sa ngay nekk italien bis boobu ngay dem di waat pour que yow say doom nekk italien comme yow il faut ngeen bokk résidence. il faut ngeen bokk kër gi ngeen am résidence parce que bu fekkente ni yow ak say doom da ngeen nekk Italie ñuy ay mineur parce que majeur du ci bokk ñuy ay mineur te bokku leen résidence te ñëpp nekk Italie aussi duñ ko am mais bu fekkee say doom mineur lañu te yéen a bokk résidence jour bi ñu la koy jox dañ leen koy jox en même temps loolu loi la bu fekkente ni say doom nag un moment boobu dañ nekk Sénégal te amu leen résidence comme bu ñu nekkoon Italie amuñu résidence duñ ko mën a am doo ko mën a am malheureusement. def avantage bi nga am mooy boo leen indee en tant que mineur ñu jox leen 5 ans su fekkee jàng nañu 5 ans alors mun nga leen déposer cittadinanza donte bi nga koy am ñu ngi woon Sénégal amuñu woon résidence ak yow mais booy dem di def giuramento bi sa doom bu nekk mineur bu bokk ak yow résidence même bu dee yaa 3 jours la bokk ak yow résidence sa doom boobu day jël cittadinanza bi ak yow par force bu dul loolu boo ko fi indee en tant que mineur ñu jox ko 5 ans. 5 ans yi bu ci jàngee am nga droit dem déposer ko pour ñu reconnaître ko cittadinanza bi dañ koy boole ak soxna si laaj te woon toujours mu nekk ci côté boobu mooy problème certificat médical certificat matrimonial yi mu doon wax noonu alors dama yaakaar ni rumeur la buy jàll mais du luy gàllankoor cittadinanza pourquoi man su fekkente ni dama am 10 ans de résidence may déposer cittadinanza damay ñaan constitution moo ma wax charte yi nga xam damay ñaan pour ñu may ma mën nañ ma may mën nañu bañ mais su ma xasee ba am dafa am critères yoo xam dañuy sama soxna mën na laaj mais sama soxna buy laaj parce que man italien la par force su moom dañ ko war a jox moo waral changement bi am ñu ne jaratul muy dem Rome bu fekkente ni kiy demandé jëkkëram italien la wala jabaram italien la na yem ci préfecture dëkk ba ñu tontu ko parce que loo xam ne obligation la pour ñu jox ko kon certificat de matrimonio bi ñu bind polygamie ak monogamie amu ci importance ci ñoom
amu ci importance problème bi ci nekk nag mooy bu fekkente ni ki am nationalité bi dafa daan def cette traite dugaloon benn codice fiscal soxna su mu amoon te ki muy seel nii bokk la ko codice fiscal mun na indi gàllankoor parce que il faut mu finde ni kële dootul soxnaam kii mooy soxnaam pour que kii am droit léegi déposer ko mais du ci certificat médical ba mais bu fekkente ne daana def cette traite am codice fiscal bu mu daan dugal nag il faut mu dindi loolu indi certificat de divorce bu wane ni seetu la kooku kii lay sëyal pour que kii mën a am droit dugal nationalité mais certificat matrimonial bi amu ci importance soxna siy dugal si ñaar yi lay dugal bu fekkente ni sa jëkkër italien la am ngeen doom bis bi mu nekkee italien 1 an ngay xaar pour nga am droit déposer 1 an bu fekkee amuleen doom 2 ans ngay xaar pour nga am droit déposer mais yow sa bos loi dafa ne obligation la pour ñu jox la ko bokkul ak moom bi muy ñaan ki njëkk ñaan ñu may ko mbokk mi ñu woo sànq doon ñu wax problème mu permis 2009 2012 bi ak résidence bi li ñu koy fàttali mooy du problème mu permis pour cittadinanza bi mais problème mu résidence la résidence dañ ni résidence bi dafa war a nekk 10 ans yu taqaloo bu daggee day am problème 10 ans yu taqaloo bu fekkente ni moom 2012 lay doog a am réellement résidence pour mu mën a déposer il faut mu àgg 2022 mais bu fekkente ni 2009 donte permission mi ngi doon def ay 6 mois ak yooyu fekkoon na mu am résidence te dagg ko waxuñu toxal de mun nga am résidence fii toxal ko fii toxal ko fii toxal mais résidence bu dagg mooy problème mais bu fekkee moom 2009 fekkoon na mu am résidence kon ci 2009 boobu lay commencer calculer pour mën a am droit 2019 déposer mais bu fekkente ne nag moom 2012 effectivement lay doog am résidence ci 2012 ba lay 2022 lay mën a déposer parce que 10 ans yi bu manqué bu leen ko dugal 10 ans yi bu manqué une semaine sax bu leen ko dugal parce que malheureusement comme ñi ñu koy jox bu ñu sañoon duñ ñu ko jox te pour ñu jox la ko foog nga wañaar seen loxo da ngay fexe ba condition ak critères yi ñu la tëralal nga matale ko pour que duñ la mën a rejeter kon il faut résidence su 10 ans yi ànd ci il faut rédito 3 ans yu mujj yi bi may déposer 3 ans yu mujj yi ma am rédito bu wane ni lii laa doon gagné par année lii mooy sama revenu moom am droit déposer ko ak kayit yi nga xam moom laay légaliser Sénégal kon ñu ngi koy fàttali ni ko daal bu fekkee ni effectivement 2012 lay doog am résidence kon 2022 lay déposer mais bu fekkente ni 2009 ba fekkoon na résidence am di dund kon boobu la war a calculer donte permis bi amoon na ay jafe-jafe ak amu ko résidence bi mu ngi doon dund kon loolu la war a calculer pour mun a vérifier loolu am na droit dem ci commune yi mu amoon résidence mu def li ñuy wax certificato storico de la residenza ñooñu ñoo koy jox date yi pour mu boole ko toog xool mën a xam réellement situation am lan la. ñu dellu ci point bi ñu doon wax ci aspettativa parce que comme dañuy wax ci mbirum pensionné te aspettativa dafa nekk loo xam dañ koy faral di jël pour di mën di tukki te que bon aussi war nañ bàyyi xel ëllëg bu ñu jëmee mag war a dem retraite suñuy impôt nu ñu koy couvrir boo baree loo koy jël ñu la koy may aussi jàppal ni weer yooyu weer la yoo xam ne amoo ci ay impôt parce que kenn du la ko ci fayal donte dina la aaral sa poste de liggéey pourquoi ñuy wax loolu ki ko xam di ko def mun na def choix am na ci droit mais ki ko xamul du ko def ëllëg mun na am mu maanaam indil ko mbetteel boo xamante ni du ko neex alors ñuy xamal daal ni képp koo xamante ni yaa ngi demande aspettativa nga bàyyi xel ni aussi mu weer yooyu ay bukko la yoo xamante ni bis booy dem pensionné mun na ñëw wàññeeku indi la tuuti gàllankoor waaw di leen sant kon di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous fii ak ñaari ay bés incha allah dellusiwaat waxtaan toujours ci loi et règlement yi nga xamante ni ñoo ñu tënk fii ñu nekk ci Italie ak nu ñu fiy nekkee ba mën a aar suñu yaram aar suñu xam-xam aar suñu alal ba dara ba ñoo gàllankoor ki loon doon defal émission bi di Boubacar Niang syndicaliste fii ci Padova Italie jërëjëf kon ba beneen yoon incha allah.